waaw asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ak àndandoo yi fépp fu nit nekk Senego Média mu ngi naan jàpp loxo tey nag Senego Média dëkk ci beneen plateau beneen rubrique bu bees Gora Ndoye Gora Ndir ñëpp xam ko excusez-moi ñëpp xam ko ci plateau bi kenn dootu leen ko présenté donc Gora tey dafa indi benn rubrique bu am njëriñ ñu dëkk ci Gora Ndir Gora tey loolu ñu andil. merci beaucoup kon donc asalaamaaleykum mbooloo mi soxna Aïssa maa ngi lay nuyu maa ngi ziar ñi mbooloom ñi nekk ci plateau bi yëpp tey moom li ma la indil defe naa ni sama bopp laa la indil parce que je suis venu avec dama ñëw ak sama famille muy famille benn international sénégalais bu tudd Issa Camara Ndoye boo xam ne présentement nii mi ngi créé tey en D2 donc ñooñu laa leen indil tey ñu jéem a waxtaan ci ki nga xamante ne mooy suñu doom suñu rakk suñu xarit bu tudd Issa Camara Ndoye kii j'ai à ma droite ki ma nekk sama ndijoor mooy soxna Mbayang Sey suñu yaay suñu xarit suñu lépp mooy yaayu Issa Camara Ndoye kii mooy Bekay Ndiaye moom vraiment moo tette Issa Ndoye depuis mu nekk xale ba fu mu toll nii kii suñu maam la mën nañu ko wax suñu maam nekk suñu tonton la ci Issa Camara Ndoye maamam la également tonton la ci sama yaay Mbayang Sey nekk suñu maam wax dëgg yàlla donc tey ak suñu mbooloo mii ñu àndal ñi nga xamante ni kële di jaayam la mooy docteur Sey mu ngi nekk hôpital principal ak service pédiatrie ak suñu maman Kiné ak suñu maman Kiné Yatma ak suñu yaay yu baax ji ñëpp xam ko ci Thiès muy maman Ndeye Seck signature ak notre sœur sama xarit Ndeye Awa Sène sama genn wàll ak kële sama tonton la moom it suñu rakk la ci sama yaay Mbayang Sey muy sëy Sala Sey moom tamit xam nañ ko ñëpp xam nañ ko ci Thiès ak kële ci ginnaaw muy soxna Ndeye Sey nekk tamit tante si Issa Camara Ndoye ak ki mu dendal di soxna Maymouna Sey May Sey aussi nekk également tante ci suñu rakk suñu xarit Issa Camara Ndoye donc soxna Aïcha tey daal loolu la ñu andi lool ci plateau bi. waaw mbokk yi kon di ngeen ko déggee présentation bi yàgg lool waaye am solo lool ndaxte nag dañuy ne juddu gu rëy ndey ak baay waaye fulla ak fayda borom. Gora kan mooy Issa. waaw donc kan mooy Issa defe naa ni am na ku ma gën a jigee koo xamante ne war na maa mën a xamal tuuti bala ñoo jox suñu yaay ak suñu mbokk yi kàddu gi. muy Bekay Ndiaye bi nga xam ne moo tette comme ni mu ko waxoon Issa Camara Ndoye donc Bekay nga wax ñu tuuti rek li nga xam ci Issa Camara Ndoye kan mooy Issa Camara Ndoye. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni teew nañu fi ak ñëpp ñi ngi seetaan bon di wax ni pour ñu wax ci Issa moom nekkul lu difficile trop ndax Issa mën naa ni à l'âge de minime laa ko commencé entraîner mosul tàqali ko man ba bu muy génn dem extérieur xam naa léppam xam ni mu mel xam mooy kan xam ay qualité xam kii Issa mu nekk xale boo xam ni xale bu am jom xale bu mës a bëgg maanaam li muy def muy ma wàllu footballam à part jàngam ku bëggoon li muy def la ku mësaan a séntu ni moom un jour dina nekk professionnel ndax gisoon naa ko si maanaam ci bëgg-bëggam gisoon naa ko ci volonté am gisoon naa ko ci maanaam comportement mu nekk xale boo xam ni ku tamit jege woon yaayam trop jege woon yaayam bëgg yaayam bon ba tax na commencement footballam xawoon na jafe trop ndax yaay ji dafa mës a bëgg mu jàng moom mu bëgg football bon kon xawoon na am benn genre tiraillement bu ndaw depuis bi muy nekk xale mais teewul doon na jéem a négocier à chaque fois ak yaayam di naxtaan ñuy naxtaanante di naxtaan ba mère bi comprendre ni lii kat ndekete beneen métier la ci Issa depuis boobu ci la yaayam commencé nag di ko appuyer di ñu jàppale ba yàlla indi ñu fii mu ñu indi tey vraiment Issa dafa mës a bëgg maanaam Sénégal Issa bu équipe nationale Sénégal mosaan a gagné day daw jubilé fële lay dem place de France mairie lay daw foofu lay dem chaque fois fa lay daw dem ndax lan bëgg gu mu bëgg équipe nationale di mës di rêver nag pour mën a nekk international kon lii mu am tey gis naa ni Issa bu ko Sénégalais yi gëmee jox ko gëddaam teg ko fi ñu ko war a teg yaakaar naa ni mën na indil Sénégal li ñu mës di rêver yaakaar naa ni Issa mën nañu ko indil benn jour ndax nit ku yaru la xale bu yaru vraiment bu fonk diineem teg ci parce que man dama ko encadré mais dama ko doon jàngal te jàng boobu moom moo ci doon forcé maa ngi koy wax léegi magam ma ne ko Issa chaque fois
kay la yor su ñëwee man maa ngi koy bindal maa ngi koy jàngal alxuraan bindal ko ba mu comprendre Issa day lire arabe comme nu mu ko neexee day jàng alxuraan kayam lay yor chaque fois bu voyagé da koy yóbbu su ñëw day indiwaat kay bi su ñëwee ni ma bekk sama kay baa ngi nii doole moo dolliwaat ko leneen vraiment ñu ànd ci loolu moom it mu teg ma foo xamante ni gis naa ni kenn tegu ma fa dafa ma bëgg te ma xam ni loolu dëgg la ci moom ci xolam jox ma respect jox ma cër boo xamante ni kenn joxuma ko vraiment su ma meree sax mu afale su ma wooyee mën ko Issa léegi sax mu afale vraiment nekk koo xamante ni jege na ma tellement jegewaay boo xamante ni damay ñaan yàlla daal li nga xamante ni moom la bëgg ci carrière am moom la bëgg ci wàllu footballam moom la bëgg teral gi mu bëgg surtout yaayam bëgg papam ànd naag moom ci papam ba tey vraiment suñu waxee mënu ma bekk il faut ma seeti paari ñooy ànd dem seeti vraiment papam waxtaan ak ñun encouragé ñu ñaanal ñu dellu si waat xam vraiment mu nekk koo xamante ni ku bëgg ay famem lañ xam nga famem rakk yaayam yi xam nga mboqam yi ñoom Pape Sey xam naa Pape Sey avant te gisuma ko mooy di jaayam xam naa ko lu yàgg chaque fois bu ñu waxee da ciy wax xam nga ba tax na daal xale la boo xamante ni xam na li mu bëgg am na personnalité peut-être amoon na ay quelques ndog-ndog moo tax boobu ba léegi sax ñu xaw ko yéex a gis mais kon heure bi kenn waxatu ko. waaw parce que kon sëñ Bécaye foofu noonu. dinañ ci dellusiwaat. ci bu ñu paree ci kii parce que dañu bëgg nga wax ñu tuuti ci sélection. Issa Camara Ndoye équipe nationale. am na leneen loon ci war a mën a ñamal. waaw bon sélection xam nga c'est pas la première fois Issa di ñëw équipe nationale. ñëwoon na temps bi fii gis dafa nekkee. mais période boobu dafa gën a nekk xale. temps boobu presque junior la. bon 2007 bon bi mu ñëwee amul woon chance ndax. maanaam équipe bi ñu ko boole woon mooy équipe mooy maanaam ñu waroon a wàññi pour ñu xaar. Sénégalais yëpp gisoon nañ ni équipe boobu mooy équipe parce que dañu dugal ñoom El Hadj Diouf équipe bu mag bi ñu joué. deuxième mi-temps bi ñu ñëw indi ko ak équipe ak maanaam les remplaçants ñi nga xamante ni waa ji war na leen a wàññi ñu boole ko ak équipe boobu bon peut-être foofu la maale woon chance tuuti. ci la ñu gagné Sénégal contre Maroc la woon ci la ñuy dugalee 2-0. ci la ñu gagné def naa 2-0. mais équipe bon sélection boobu moo xawoon na ko perturbé tuuti. peut-être temps bi muy ñëw boobu chance am foofu amul woon chance foofu. mais ak at yi aussi desoon na tuuti at yi desoon na expérience bi desoon na. mais comme tourné na def na Iran def na ça va tourné na Ukraine vraiment defaat tour bi. ñëwaat en France vraiment dafay actuellement nag jot na pour moom. mu wane boppam et puis jot na tamit pour Sénégalais yi may ko chance pour ñu gën ko gis te gis naa ni ak entraîneur bi man gis naa ni bëgg na ko te gëm na ko waaw gis naa loolu daal kon merci Bécaye soxna Aïcha kon tungu ne du taxaw ñu nataal te ñoo wax ak yaay ji waaw très bien comme moom moo jur doomam may ñu tuuti doomam kon yaay asalaamaaleykum maa ngi leen di sant di leen gërëm dina jafe tuuti may témoigner Issa ndax maa ko jur te lépp lu ma wax ci moom rek mën nañu koo gis bëggeel waaye damay appuyer tuuti Bécaye ci li mu wax ndax xale boo xam ni la dafa juddu rek gëm ne moom dafa war a tekki pour teral ay waajuram loolu moom seet naa ni ba mu xàmmee loxo ndejoor ak càmmiñam loolu la doon dunde ak man ñu nekk tak vraiment ma bëgg nag jàng sañ nag muy réussir comme ni ko Bécaye waxee jour ba mu taxawee ni ma dama bëgg a football ak benn cousin bu mu fa nekkal ak Paul Diop daanan sax den suivre ci Bécaye ñuy jàng keroog ba mu njëkkee ni ma ne xale yi fu Issa di nekk ndax dama ko doon xool toujours fu muy ne ñu ni ma Bécaye Ndiaye ma ne kuy Bécaye Ndiaye ñu ni ma benn oustaz arabe la ba pare day def football may wër ba àgg ci moom dem yaayam laa njëkk a taseel mu won ma ni sama kóllëre papa la ma ni alhamdulilah bon comme kër bi yaa ñeenti ngoom la kooku daal je suis tranquille tey na ma quoi foog ma xam kii yee Bécaye ba ma trouvé Bécaye ma wax ko ni ko loo fay wut mu ni ma football ak jàng man ko jàng lan mu ni alxuraan ma ni alhamdulilah ñëw mu won ma kayeem di jàng alxuraan vraiment mu séduire ma ni bon Bécaye mi ngi noonu depuis moo Bécaye musuma gis lu ma ci naqari du dul ba mu taxawee ni ma damay bàyyi jàng je l'ai giflé
mu sëgg ma ne ko waa yow doo ma wuyu mun ma damaa bëgg a jàng dëgër bopp nag damaa bëgg a football ma dooy métti lu fu ni aw ma fu ma koy waxee naxtaan mu ni ma football ma dem ci nijaayam waxtaan ak moom mu ni ma non il faut xam nga moom nga waxtaan ak moom rek ndax xale lu mu bëgg moom xëy na ci lay réussir ba ni mu ñëwee ah continuer bàyyi jàngam fu mu neexul ci man dem na ba niveau bac waaw vraiment nekkoon tamit di jël ay kubu kii diplôme excellence gi yëpp mais quand même dama ko ni rek defal mais gëmuma woon ni moom loolu dina nekk lii tey mais quand même bi mu demee ba ci biir comme ni ngeen ko waxee jour bi mu njëkkee dem ñëw wax ma man ko foo bëgg mu ni ma Dakar ñu dem Jeanne d'Arc muy defi test fekk Jeanne d'Arc tamit test yi jeex mais am benn doyen boo xam ne ñoo yore woon Jeanne d'Arc ba dëkk ak moom ci même kër ma ànd ak moom bi ma àndeek moom dañ dugg rek ci bureau Jeanne d'Arc bi benn paa daal di ni moom kii kan la mu ni ko Ndooy mu ni ah kii moo jàppoon suñu penalty bi kii moo ñu tere woon a gagné quart de finale coupe du Sénégal mbaaxaan bu nag kii am na fi place malgré tout dañ koy maintenir ci leen ko maintenir mu def ay preuve ba quand même il a resté au Jeanne d'Arc fa la commencé daal parce que fa la jógee itam nekk international te musuma fàtte man njaboot laa xëyuma góontuma mais quand même jàppale man sama njaboot te gëmul nag lu dul famille am ndax vraiment kii di nijaayam xam naa bu paree dina xam li muy wax mais man mooy sama rakk di sama doom muy docteur Sey mais bi ma ko waxee fu mu njëkk a xool ci famille bi moom la xool moom lay déglu moom lay def idolam daal ci bi yar ndax moom dama ko yar ci yar jàng ak yaru respecté waajuram lu mu amit seddoo ay waajuram moom nag la Issa wone vraiment di ko ñaanal yàlla nag di ñaanal bépp doomu jàmboor boo xamante ni ñi ngi bëgg tamit mu nekk ëllëg leneen ndax Issa vraiment ku bëgg say waajur bëgg ni tey ma tekki tamit lekkul dara bàyyi ma te su ma sañoon mu dem ba li ma xale yi ree international dem Angleterre et Manchester United ak Chelsea ak yooyu yëpp te mu jikko te doomu aadama yëpp lu mu ci am bokk ak ñoom di ko gërëm la di ko encouragé Bécaye oma fayam li mu wax ci moom lépp seere ku dëgg la moom it nekk ku ko jàpp tëwa ba am na lu mu ko xamal sax te xamaluma ko ndax moom loo wax mu ni Bécaye ba lii ñu jóge mu jël mayo yi ni da koy may 3 ASC yi Bécaye la ci njëkk a waxtaanal mu encouragé ko tey itam bi ñuy def defuma ci dara lu ko umb ndax fàttaliku ko vraiment ñu toog defandoo ko man nag dikkuma pour woon mobiliser kenn dama ni woon nan ko def geste symbolique ma ànd ak sama nijaay ànd ak samay rak may sëy ngee ñoo bokk ndey ak baay ndey sëy ak saala mais nga xam ni sama genn wàll la moom lañ tudde sam papa docteur Sey nag duma koy wax rak ñoo bokk ndey ak baay mais sama doom la moom laa ko wax keroog ba muy soutenir thèse loolu laa bëggoon famille bi yépp di ko def ça m'a séduit je suis fière d'être que mu nekk sama doom sama frère ndax keroog bi muy soutenir thèse toute la famille était présente te daf ma dédié comme deuxième mère te bi ma dédié comme deuxième mère vraiment loolu laa ko xoole daal ni doom la fay na bor bi ndax xam na démb lu ma ko bëggee woon ak lu ma sonne woon ci moom da koy ñaanal yàlla ak njabootam ñépp boole mu jullit képp ku ma jur nag juruma doom man sànni dama koy jur bokkook sama famille yépp muy may sëy muy ñépp ci famille bi di gërëm itam sama yaay ak sama papa sama yaay Issa Ndoye ku gën a li bëtam tey jii xam na Chelsea xam na bërki démb xam nga lu ma wax mère Mbaye man ko mu ni ma dama seetaan Ibra Sakho manaa ko di lim fu ñuy fulbale moo may wax heure ak bis bon te lépp Issa rek
fu mu jooyaat da daan wax ni kañ laay tëdd sama lal di seetaan Issa. waaw bon nag maa ngi koy ñaanal yàlla ak sama papa fan wu gudd wér gu yaram. tëdd na mais vraiment mënuma am seen fay. di ñaanal sama xarit yi Kiné Yatma ak Ndeye Seck signature. Ndeye Seck signature genn wàll lanu mais quand même. mooy géwalu Issa juddu nag. kon moom li mu xam ci moom dina ko wax. Kiné Yatma ñu bokk suñu dóoroon ñu jëm Bawol mu nekk sama xarit sama genn wàll ba pare. ñu bokkaat parti socialiste bi nga xam ne ñun moom la ñuy wéttalikoo daal. di parti boo xam ne ñi ngi gëm ni ëllëg. dinañ yori réew mi. te on est fier d'être socialiste daal. waaw kon yaay suñu yaay moom xam naa ni xol bi moo sedd. ba far mu xaw a extrapoler tuuti dugg ci beneen cadre waaye nag kon on comprend. donc Aïcha donc suñu maam ñu préparé suñu maam donc vous avez la parole nga wax ñu li nga xam ci sa sët Issa Camara Ndoye. waaw loolu day dafay nekk lu neex ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sang bu tëdd bi. gërëm ñi nga xamante ni ñoo fi teew. olof dañ ni maam loo ci doon mu ni fekke bii nag fekke la boo xamante ni wax dëgg yàlla sama xol dafay sedd. parce que tey dama ñëw ci activité bu Issa doon defal ay 3 ASC yi nga xamante ni mooy fi nga xam ni fa la dëkk muy Médina Fall. muy ASC Foyer ASC Renaissance ak ASC Avenir. depuis l'année dernière mu collecté woon ay jeux de maillot amoon yéene sax mu nekk loo yu bare. de junior au millim. moo nekkoon vœam pour bu dajale loo bu toll noonu mu nekk geste bu am solo mu teg ko ci loxo responsable entraîneur am bii nga xamante ni démb la woon muy Bagaay pour ñu yóbbul ko waa Médina Fall. yàlla dogal tey am yeneen doomu Médina Fall yoo xamante ni ñoom gis nañ ni pourquoi pas un fan si Ndoye pour Issa Ndoye parce que Issa Ndoye ji a fait que dafa évoluer ci ñetti ASC yi dëkk Médina Fall yépp en nawetaan. yàlla dogal dans la même localité mu évoluer en division régionale muy le Mbaxaan et d'ailleurs mu nekk une révélation extrêmement importante c'est lors ci coupe du Sénégal le Mbaxaan division régionale battre le gendarme qui était en première division le jour-là c'est Issa Ndoye moo nekkoon dans les buts et c'était symbolique et j'étais ce jour-là extrêmement content pour que sama sët tey moo sauvé honneur sama quartier bi mu dëkk di Mbaxaan donc à partir de ce jour maa ngi amoon suyewu tey kii bis bu nekkee international ça me rendre encore beaucoup plus fier aujourd'hui tey loolu la yàlla def yàlla def na tey mi ngi créé tey dañuy ñaan yàlla club yi gën a mag ci Sénégal yàlla fa essayer à évoluer am fa résultat bu foofu benn gardien de but mosul am loolu suñu ñaan la équipe nationale bi aussi tamit ni entraîneur am waxee xale boo xamante ni nekkagul sax cadet Sénégal di kontaan muy dawe Médina Fall ba place de France kooku am na sentiment wu patriotisme cela montre que très jeune patriote la kon su demee ba nga xamante ni avec forme actuelle bi mu am mu nekk en France di évoluer en 2e division am nañ yaakaar ci ni le Sénégal l'attend le Sénégal pense que ëllëg moom mooy avenir bi nga xamante ni tey bis bu ñu gardeelee suñu fiile danañ am chance ni bal du fa dugg yàlla yàlla dogal yàlla ko yàlla def kon loolu maam jooju loolu ma ci fekkee dama ñaan yàlla yàlla ko yàlla sutural yàlla ko yàlla yokk bëgg gi mu bëgg ay waajuram nag loolu arme la ci bépp doomu aadama bu mu mënti doon su bëggee yaayam rek am na gàllaaj boo xamante ni yàlla mën na ko dimbali dañu bëgg naay respecté waajur mooy baay mooy jox doom bayre ndax dañ ni baay mooy baay ree su baay ree baay lu mu foo mën di jaar ak moom soo ñëwee ba am teraanga di yëkkati sa teraanga di ko jox muy ree rek am nga baay ree te soo amee baay ree ñépp dégg la te suñu la nit ñi yépp déggee te sa poos yaatu ngay defal nit ñi sa yaay kontaan macha allah di nga egg fi ñëpp dañ ñaan yàlla maamam da koy ñaanal yàlla na ko ñaan gi dal yàlla na sut ay moromam ci wàllu sport yàlla ko yàlla lafal cat yàlla ko yàlla sàmm merci maam wax ji day rafet na ñun moom wax ji sax daa am lu ñu ci jàngal ndax soññ nañu ci taxawaay bi ñu war a taxaw suñu diggante ak suñu waajur kon maam merci beaucoup yàlla nga fekkee lépp bu ko defee kon soxna Aïcha dama dégg wolof di wax naan ndijaay mooy
niyaay mooy yaay nijaay niyaay donc am na ci biir mbooloo mi ci plateau bi ndijaay yaa ngi fi ndax man Issa Camara Ndoye man maay magam donc suñu wax xalifa bi ci biir plateau bi man maa fi xalifaam mais nag suñuy xalifa dafa nekk ci biir ci xalifa gi aussi docteur Seye mi nga xamante ne dañ ko waroon jox parole dafa am xalifaam muy Sala Seye Sala Seye dañ ko duppee papay tanta Mbayang Seye muy maam Sala Seye maam Sala Seye am foo xam ne dafa teg Sala Seye mii te dara umpuma ci ndax maam Sala Seye sama maam la sama xarit la ba nee mu tëddee na rek maa ngi ñaan yàlla 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 fëgg boppam su ma ñëwee ci moom day yëkkati si poosam di ma jox àddiya ndax ndiir laa sant mu ni ma góore ndiir yaay sama sëriñ ba léegi nii ba si korite gi damaa ñëw ni ña nga baalo bàyyil na ma jox àddiya mu ni ña nga baalo demal nga jox ma sama mouchoir si kalamu tonton am na commande loon pa sama ndijaay Adama Seye ña nga baalo jox ko mouchoir mu koti génn di ma jox ña nga baalo di ma toppal fële yaa ko war a jox mu ni ko déedéet kii maa koy jox kon maam Sala ñu ngi koy ñaanal yàlla na fekke lépp ña nga baalo tamit ñu ngi koy ñaanal ndax ku taxaw suñu maam la dara umpuñu ci ña nga baalo doog gis ci mbedd mooy maam Issa Ndoye ku muy wax moo ñu yar ñun ñëpp man sama papa ni ngay wax nii maam Ndiaw Seye la xam ak maam Sala Seye moom lu ma leer nañu la tey ñii xam nañ ko donc maam ña nga baalo demul dikkul fu nekk nii lépp toujours mi ngi ci côté maam Sala Seye si télévision laay wax am na loo xamante ne su dul dëgg ah yàlla xam na donc ñu ngi ñaanal ña nga baalo yàlla na yàlla guddal fanam li mu mën a taxawoo nga xamante maam Sala Seye yàlla na sax yàlla na law te mu fekkee teraanga jëm loolu la ñuy ñaan donc tonton Sala donc dañ lay jox kàddu gi rek nga wax yow nga xam yow yaay kilifa docteur Seye nga wax li nga xam ci sa jarbaat Issa Camara Ndoye bu ko defee soo paree ñu def tour ki plateau bi tuuti jox docteur Seye mu am lu mu ci sànni ak moom ñeneen ñi quoi voilà. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp te di leen gërëm te di leen sant te di leen xamal ni comme ni ko Gora Ndiir waxee rek bon wax ci Issa moom war na noo yomb parce que xale bu fekkee yaa ko ci sa kanam la juddoo yaroo sa kanam lépp lu nekk ci moom xam nga ko mais bala ñoo wax ci Issa dara dafa am fu ñu war a dugg tuuti wax bi nag ñoo ngi koy njëkkee ci sam papa Sala ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may wér ci barke Seydina Mohamed ña nga baaloo aussi lépp lu mu mébét ci ñun yàlla na ko fekke parce que doonatuñu ay xale te ki xale sama papa da wax naan booy lebalal xale booy lebal bu lebal mag lebalal xale te ña nga baaloo demul dikkul kenn ku ne xam na ni chaque jour mi ngi ci biir kër bi Mbayang Seye ngi nii am na lu bëri loo xam mënu ko témoigner ci Issa ña nga baaloo ko mën a témoigner parce que da doon jur bàyyi ca kër ga nekk ci ay activité dëgg la ña nga baalu mooy yor guddi mooy yor bëccëg ak sam papa dem boobu nag dara waralu ko woon lu dul suñu teraanga ak suñu sutura parce que Mbayang Seye jigéen bu man góor la parce que ñun ñii di ay càmmiñam ñoo ko mën a wax parce que muy man muy Maysa Seye 24 décembre 31 décembre lu ci suñuy moroom doon def ñoo ci doon ëpp la gën koo rafetle ba ni ñu sampee suñuy kër li ma koy wax chaque jour rek ku fàtte démb doo gor man sama doom bu muy juddu su ma ñëwee ni ko mbay ak nangam danaa ma demal nga tëdd nelaw sa yoon nekku ci loolu la ñu yare loolu la ñu xam muy man muy Maysa kon ñun suñu dee gor loolu fu nu taxaw dañ koy wax Issa Ndoye nag mënuñ ci moom lu dul ñaanal ko yàlla ak yonent bi ak sëñ Fàllu li mu bëgg yàlla na ko sëñ Fàllu defal parce que ñun de li gën a sedd suñu xol mooy kuy fàttaliku way juram bu jigéen parce que Mbayang Seye lu ko nit defal ñun ñoo ko defal ñun la ko defal parce que suñu yéene ci moom dafa ëpp parce que loolu mën naa ko seede mën naa ko seedeel Maysa mii parce que ñoo bokk lépp mais lépp lu Maysa da daan jóge Dakar jot bursam ñëw ci kër gi distribuer ko ba mu jeex paas bu muy ñibbee Dakar du ko yor mais lu mu gën a mus a bëgg ci àdduna mooy kër gi am jàmm am salaam su musoon wax ma ne ko gis nga àdduna mun a amoon ko boo bëggee yor nit bokkal ak moom li nga yor te bakkook li mu yor mais ba léegi day ñëw taxaw ni ma vraiment diw defal na ma lii ak lii man ko mérité nga ko te di nga am lu gën loolu parce que loolu laa ko musoon di wax soo muñee def li nga war a def bu soobee yàlla yonentu bi li nga bëgg di nga ko am Issa nag taxawaayam ci kër gi ak way juram
am nañu yaakaar ci ni lu mu bëgg dina ko am te dina am lu kawe njortam ci barke Sëñ Fallu ñun daal liñ koy ñaanal yàlla bu ko cat topp yàlla bu mu dajeek cat yàlla bu mu giseek cat ñoo ngi koy ñaanal ci barke Sëriñ Fallu Mbàkke fépp fu moroomam di àgg ci football yàlla na àgg ci fu ko raw Bécaye nag dañ koy bàyyeek yàlla parce que bi muy ànd ak xale yi guddi bëccëg suba ngoon di taxaw ci pneu yeeg angle yi suñu kanam la avenir lu fa mus a xew moom mi xam na ni mooy entraîné mais ñun ñooy encadrement bi topp ci moom di ko jàppale mais Pastef gi mu ci amoon xale yi ñoom Isaak ñoom ñëpp dërëm bu mu yor gerte caaf ak sandwich ak lu nekk la leen koy jëndale loolu yëpp ump nu xam nañ ko parce que mbay nga say mais mos naa toog guddi mun ma man de Bécaye daf maa jaaxal mën nga xam ma mënta denc dërëm ndax xale yi kon tey jii ñoom lu ñu ko defal mérité wu ñu ko moo tax vraiment aussi su Mbayang ne bala ñoo def dara wala ñu wax dara il faut Bécaye di ko taxaw dama ne ko wax nga lu rafet wax nga lu jekk ñun nag ñoo ngi ñaan ci yàlla ak yonentu bi ak Sëñ Fallu lépp lu mu mën yàlla nañ ko fekkee ak suñuy waajur ba muurloo ko ci barke Sëñ Fallu. kon bu ñu jërëjëf tonton Sara wax ji rafet na wax ji dëgg na parce que dañuy wax naan moom doomu aadama bu ñuy wax ci àdduna rek na bàyyi xel yàlla ndax yàlla moo ñu tiim wax ji su fekkoon ne du woon dëgg ñun ñi ci biir mbooloo mi xam ne ñoo bokk lépp yaa suñu kilifa dañ lay jéppi mais wax ji dëgg la te ñii ma nekkal ñëpp xam nañu wax ji wax dëgg ya wax ju leer ju dëgg yàlla yàlla yàggal sa taxawaay bu ma defee ñu dem ci suñu tonton wala ñoo àgg ci sama yaay suñu maam suñu yaay Adja Ndeye Seck signature bi nga xamante ni mooy géwéli juddu Issa Camara Ndoye ni ko sama yaay waxee ñu jàll tuuti rek ci sama tonton sama xarit suñu xarit sax laay wax suñu tonton koo xam ne vraiment macha allah yàlla jox na ko martaba te mu wàcce boppam docteur Seye ko des fois dinaa dox mel ne Faba si ak nit jàpp sama loxo daal nay ñaanal maa ngi jël sa ñaan mun naa ma ne ko yenn saa yi nit ni ma ay la ma taxaw day foog ni man la ndax yenn saa yi ma romb mu téy ci loxoom ñaan goo xam ni saa bu ñu ko defee sama xol day sedd ma ne moo ma gënalu ñun ma sa ndijaay ak a bon sa ndijaay ma nga hôpital jàppalul kenn sama xol du feex mais laaj ko moo ngi nii sama xarit damay dem ba Salam ni ko loolu nekkoon ci lu baax continuer ci ndax nit waxuma la mbir na fa mais ci Sénégal gépp a ngi lay ñaan ndax loolu nga xam lu baax li ngay nekk def ko la xam ne mooy sa ñaan yàlla na yàlla gën a jàppale ba nga taxaw ambassadeur nga fa tonton def fa la nga fa war a def rek ñun duñ amul luñu lay wax lu xanaa jëm gën laa ñaax rek te liggéey ba ni la ko tonton Sall waxee léegi bu ko defee ñu jox suñu tonton kàddu gi mu wax li mu xam moom aussi ci Issa Camara Ndoye donc tonton vous avez la parole. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu jataay bi mënewuma loolu wax mais nag il faut mu wax parce que ki ñuy waxtaana tey ak lu waral bis bi dafa sori si sama xol daal ndax Issa mën naa wax ni sama jarbaat la mais aussi dañoo bokk yaay muy Mbayang nii bi may def sama dédicace naan ma deuxième mère di ko ci tudd ci sama thèse boobu ndaw laa woon te ndaw lu mu sentir lay wax kon damay ma koy wax lu dëgg la te loolu ba léegi dara dañu si waaye Issa Ndoye ñoo ko juddlu ñoo ko yar bon mënuma wax ci moom daal mais li may témoigner mooy loo xam lu objectif la te jàmbur sax mën na koo témoigner mooy dafa teel a yaayam wax na ko bëgg lu baax bëgg na lu baax bëgg na teelu naa bëgg a tekki teel naa bëgg dimbali waajuram ngir yërëm ko loolu bu ko yàlla defee ci xale loolu ndimbal la xëy na nag am na yoon yu mu koy jaarale doon na jàng il était brillant à l'école man jàngam témoigné naa ci fu mu bëggoon àgg ci jàng mën na koo weesu mais yàlla daf ko xiiroon ci football waaw football nag métier la comme yeneen métier yi te ñaare sax boo koy def te ànduloo ci ak xel mën nga cee bañ a sori yaayam jàppale na ko ci Bécaye mi man temps yi muy commencé xëy na fekk ma fi maa ngi woon Allemagne mais bi ma ñëwee dama kontaan ci ñoom ndax dama fekk mu dajale kër ga leen doon nekk mais bu waxtu julli jotee ma gis mu jóg xale yi dem jàpp julli xale yi di jàng alxuraan terewul ñi ngi football terewul ñi ngi boole di ci jàng seen école waaw loolu boo ko gisee sa njaboot da ngay kontaan moo tax Bécaye comme li ñu ñëpp wax rek moo ci nekk lu nekk ci xale yi lim ci def bari na waaw donc dañuy ñaan rek xale yi continuer
di góorgóorlu te xam ni lu ñu namm ci li ñuy def yàlla mën na leen koo may ndaxte nag waajur moom dadul caaxaan te man jàpp naa ni Issa ak ay waajuram ñëpp kontaan nañ ci moom mbay ngi nii Issa mi ngi koy jàppale mi ngi jàppale njaboot gi yëpp waaw ña nga baaloo ma ci kër ga maam Sala ñoom ñëpp c'est des sportifs ñoom ñëpp dañuy suivre sport comme maam Sall mi ngeen kii nii fi mu ne nii lu xaw ci actualité sportive xam na ko te fa mu tëdd jógu fa donc loolu daal moom gis naa ko ni Issa teel na xam lu baax teel naa bëgg lu baax gardien de but bi sax xëy na turandoom tam c'est un grand sportif Issa Camara Ndoye mi ñu ko tuddee international waaw COT ku xam Thiès xam ni football na fa te c'est un grand gardien de but donc xëy na sax loolu mën naa mu wallaale ko ci jaar na ci yoon bi mi ngi avancé depuis booba yoon nag mën naa yàgg mais lu yàgg moom mooy nekk dëgg Bécaye entraîneur am coach am wax na ko nee na jot na maanaam ñor na daal ndax actuellement bu dee expérience internationale am na ko bu dee expérience de club am na ko li ma ko doon wax toujours sama waxtaan ak moom toujours li muy jeexee entraîneel toog ci sa forme c'est toujours les mêmes moo ko je lui dis depuis fu mu nekkee xale de fu mu la toll daal banc de touche ak fenêtre yam entraîner rek toog sa forme nga xam ne saa yu ñu la jëlee ni la këpp ni la kaay bu boobaa amul lenn lu ñuy sikk sa mbir waaw léegi nag nañ ko ñaanal rek li muy dëgmal nii yàlla defal ko ci ndam def ko ci ndam bu wees suñu njort ñun ñëpp xam naa xolam xam naa fu mu toll ci njaboot ak ci dëkkandoog ci lépp yàlla defal ko ba nga xamante ni bii ni mu koy yéenee ci xolam yàlla may ko kartan ba mu ko jëfee ba ñëpp gis ko lii mu def tey nag bon c'est un début rek mais yàlla daal li ñu ci yéene yàlla mottali ko daal loolu lañ koy ñaanal te lafal ko cat ba mu mën a mott waaw jërëjëf loolu laa xamoon sama ci wax Send you come Send you come, me God.